salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen saxoo di ñu seetaan ci seen télé Sine TV The Leader Vision ñu ñëwaat ci seen édition spéciale campagne 2019 ñu nekk ci li nga xam ne moom mooy seen premier numéro présentation bi ki nga xam ne moom mooy seen xarit Gorel Ndiaye moom moo koy def tey nag ñu am pour premier numéro bi ñu am benn gan boo xam ne nii mu ngi dëkk fi nga xam ne moom mooy quartier Darou Salam nekkoon conseiller municipal nekk koo xam ne ràññeeku na ci milieu politique au niveau de Fatick ñu gën ko xam ci El Hadj Ibrahima Lo ñu tudd Laax Lo Laax salaamaaleykum. asalaamaaleykum Gorel maa ngi nuyu waa Fatick di nuyu téléspectateur ak téléspectatrice wu Sine TV di am mbégte ak kontante di teew ci plateau bi nekk aussi seen premier invité seen premier numéro di ñaan yàlla liñ fi wax yëpp mu jëriñ askan bi jëriñ waa Fatick mais jëriñ askanu Sénégal. jërëjëf Laax comme niñ ko faral di defee rek ci émission bu nekk Laax actuellement ñu nekk ci li nga xam ne moom mooy campagne électorale. ñu gis ki nga xam ne moom mooy sa candidat parce que yow ñu fàttali nit ñi ne Benno Bokk Yaakaar nga bokk ki nga xam ne moom mooy le président sortant son excellence monsieur Macky Sall moom mooy sa candidat mu ñëw Fatick def li nga xam ne moom mooy mitinam ñu bëgg a xam rek son excellence lan la réserver waa Fatick ci li nga xam ne moom mooy programme am actuellement. voilà Gorel damay kontaan te sawar ci tontu laaj boobu noonu le président de la République son excellence monsieur Macky Sall. di coordinateur Benno Bokk Yaakaar au niveau national mais aussi du président la grande mouvance présidentielle donc ñëw na Fatick doomu Siini teeru nañ ko teeru comme ni ñuy teeroo buur mu kontaan askan bi yëpp kontaan APR yëpp kontaan Benno Bokk Yaakaar yëpp kontaan vraiment ñu ngi remercier pour cette occasion toute la population du département de Fatick même la région ñëpp ci teeru bu rafet bi nga xam ne teeru nañ ko seen doom di le président son excellence monsieur Macky Sall. mais Laax ba léegi rek man jàpp naa ne li ma doon xaar tontu woo ko parce que dañ lay laaj li nga xam ne moom mooy programme bi nga xam ne son excellence moom la réservel parti bi mu réservel waa Fatick ci li nga xam ne moom mooy programme am bu fekkee mën nga ñu ci dellu si laat. Gorel président de la République son programme à Fatick du lu ñuy wax mais lu ñu gis la parce que wax na ko ci discours am bi mu ñëwee Fatick laa dëkk fii laa juddoo. fii laa njëkk a xoolee buntu àdduna fii la samay waajur miin man fii laa xam et je suis fier d'être Fatickois donc su yàlla dogalee mu nekk président de la République ku ne xam nga ne ci kàddoom nee na du ma fàtte Fatick waaye nag li nga xam ne teew na mooy tey yow xam nga ko man xam naa ko te ñëpp mooy discours Fatickois yi tey ba gën a teeraatee rek mooy ndox mu neex mi nga xam ne tey le président de la République son excellence xam na situation bi ni mu sonnale woon waa Fatick ak doomu Fatick tey mu jóg ci xar ci tànku tugéeyam waxatuma ci plan d'assainissement bi on a injecté 11 milliards ci plan d'assainissement pour la commune de Fatick donc loolu rek c'est un bilan suñ jëmee ci wàllu désenclavement wax na ko Fatick léegi c'est un ville carrefour léegi c'est connecté jusqu'à Gambie boo jaaree par le pont de Foundiougne jaar Foundiougne Passy ba Karang nga jóg ci beneen accès à l'est nga génn Fatick Diourbel Touba doo ko def 1 heure de temps Fatick Niakhar Bambey ba Thiès c'est connecté donc léegi Fatick Kaolack donc li nga xam ne mooy développement ci dëkk mooy infrastructure te foofu la président njëkk a dal laal ko ba saafara côté yooyu la nga des nag nga xam ne moo ci des lu ndaw incha allah bu ko yàlla mais deuxième mandat na nga xam ne mandat bi mandat Fatick waaye lay doon. waaw Laax balaa ñoo yegg ci deuxième mandat loolu moom xam naa ne au soir du 24. février la mën a doon bu fekkee askan wi nangul nañ ko aussi Laax ñu gis fi nga xam ne moom mooy la jeunesse fatickoise ñu seetlu ci campagne bi pendant campagne yi nga xam ne weesu woon nañ fa ak campagne bi ñu gis ñi nga xam ne mooy la jeunesse fatickoise ñu mel ni ñoo xam ne farlu wuñ ci son excellence parce que ñun couvrir nañ marche Codère bi contrairement ak li nga xam ne moom moo fi nekkoon 2012 mu nekk une marche boo xamante ne nii on peut dire que ne la jeunesse n'a pas répondu ñu bëgg a xam rek lan mooy le problème entre la jeunesse fatickoise ak son excellence. Bon, moi je pense que Gorel, il n'y a pas de problème entre la jeunesse fatickoise et son excellence le président Macky Sall parce que nag li xew barke démb bi muy ñëw Fatick wane na ko jeunesse bi yëpp taxaw nañ booloo bokk ndey bokk baay teeru ko teral ko sargal ko sagal ko donc problème de gisuma ne am na entre Fatickois la jeunesse de Fatick et leur président ñàkkul nag que ne jeunesse bi mënuñ leen satisfaire à 100% y a le problème toujours d'emploi bu fi nekk. te président incha allah ci programme am bi nga xam ne moom la teg sur les 5 axes programme de la jeunesse ci la bokk donc damay ñaan toute la jeunesse ñu dal
ànd ak teey jàppale Macky Sall te xam ne moom Fatick la gëm Fatick jeunesse su Fatick li ñu ko defal yëpp incha allah dina leen ko fay. mais est-ce que nekkul problème bi nga xam ne moom ngeen doon donné si autant yow ak ñoom Adama Gueye ñoom Lam ñoom Madou Mbassar ñoom honorable député Alla Guène est-ce que nekkul problème boobu noonu moom la gars yi nëppal rek taf yëngal ba moom mooy topp ba moom moo leen di topp ci actuellement ci li nga xam ne moom mooy élection présidentielle yi parce que gis nañ am na benn mouvance boo xam ne juddu woon na fi ngeen di attaqué ñi nga xam ne ñoom ñooy les leaders locaux est-ce que nekkul loolu noonu moom moo ñëwaat. bon foofu dinaa si sawar a tontu Gorel comme ni ma la ko waxee en 2012 bi Macky Sall di accéder au pouvoir tey ces jeunes là yi nga xamoon ne ñoo amoon 11 ans tey ñoo am 19 ans ces jeunes là ñoo màgg tey ces jeunes là ñoo am l'âge de voter aujourd'hui mooy les primo-votants te dañ leen di comprendre aussi parce que boobu ñuy xeex en 2012 ñi ci bëri teg naqar bi ñu tegoon le président de la République toroxal bi ñu ko toroxaloon tax na képp kuy doomu Fatick meroon jóg tey cette jeunesse là màgg nag am nañ droit laaj seen mbir seen wàll ci mbir mi parce que ay doomu Fatick lañ te seen doom moo nekk président de la République donc dañuy ñaan ñi nga xam ne ñoom la président dënk ay ndomba tànk ñu jàppale cette jeunesse là orienté leen encadré leen parce que président aussi mënut a nekk président de la République nekk fu nekk bugg a gérer yenn détails yoo xam ne ñoo fi nekk donc damay ñaan samay rakk yooyu aussi ñu dal jàppale son excellence bu gagné réew mi incha allah li nga xam ne moom moo leen war ñoom ñëpp dinañ ci jot bu soobee yàlla. waaw actuellement là pour ñu dugg ci li nga xam ne moom mooy actuellement campagne électorale bi am na ay heurtu yoo xam ne gis nañ am na fii mu nekk ay attaques yoo xamante ne waa coalition Sonko président 2019 ñu ngi accusé waa coalition Benno Bokk Yaakaar naan ñoom ñoo leen attaqué ñu gis ñu dem ba mu am ay nit ñoo xamante ne nii am nañ ci ay blessure ba ñenn ñi mujjee fi nga xam ne moom mooy hôpital mu nekk ay doomi Fatick tey loolu bu fekkoon am na ay éclaircissement yoo ci indi par rapport ak loolu parce que yéen la ñuy accusé ne yéen a attaqué lan lay doon. waa politique moom dama yaakaar ne loolu yàgg na ci mais ki nga tudd léegi ne muy Ousmane Sonko moom bañ commencé avant la campagne électorale lépp lu muy wax du lu muy la xam ne lu dëggu la wala loo xam ne lu ànd ak luy defar la toujours ay kaddu yoo xam ne teguwul si yoon yu tegginewul ak loo xam ne di sosalaate donc ñun noonu lañ duggee ci campagne bi te seen esprit boobu la ñuy dawal fu ñu dem nekk ñun nag j'appelle au calme parce que xam naa ne violence moom dama koy condamner jusqu'à la dernière énergie ànduma ci violence parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ mais nag nit ki aussi fa ngay dem nit ki na nga mel rek noonu lañ lay xoolee boo demee ne man mii kat ka muy fekk ci ne su ma demee dinaa xeex ak moom wala maa ngi waaj a xeex ak moom boo demee foo daal joteeg ñoom donc dama leen di ñaan ñu dal mais laax nga baal ma bi ñuy attaqué waa coalition Sonko président boobu président 2019 astafurlah boobu waa le vrai candidat Sonko ak état major am yegg seeguñ waa Fatick Benno Bokk Yaakaar Fatick ñoom ñoo attaqué waa coalition Sonko 2019. non ba tey attaque amul. attaque amul. Peut-être y a quelques altercations entre des jeunes. te loolu fugg la ñaari côté jeunes yi amul am na ku ci am ay fracture la. non dama la bëgg a wax ne la du attaque xeex nii. peut-être ñàkkul ay boo yoo xam ne ñaari boo yu bokk benn koñ. comprendre nga kii féetee fii ñu am des attaques verbales mais blessure bi ma ci gis sax. du blessure xëy na mun na daanu sax. mu xoosu muy nàcc mu ne damaa gaañu. waaw mais comme ni ma la ko waxee. man damay te am na dóor ñun xam nañ ne am na dóor. man dama xam nañ ne am na lépp. comme ni ma la waxee man damay ñaawlu violence. violence dama koy ñaawlu. te bëgguma mu am. mais dama la bëgg wax ne la attaque. du waa APR ñoo fekk waa Sonko ñëw attaqué leen. parce que ñoom bi ñuy ñëw ñu ngi commencé di andi ay kaddu yoo xam ne kaddu yu ñagas la. te xam nga am na foo xam ne aussi boo demee ci dëkk. nga xam ne kii moo ma fa mën wala moo fa nekk dafa am nooy waxee ak nooy doxale te man dama la bëgg wax ne la ñun lañ attaqué ñaata élément APR nga dégg ne ñoom la ñu rey ce sont des militants APR yu ñu rey ak ñeneen te ñun ba tey mu soo dégg coalition bi ne dem nañ ci benn dëkk te foo dem mouvance présidentielle bi ñoo fa ëpp majorité bi ñoo fa nekk te duñ wane doole boobu noonu duñ ci xeex duñ ci gaañ kenn. waaw ñu ngi ñaawlu li nga xam ne moom moo jot a am ci campagne électorale bi muy blessé yi muy ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ñu ngi leen di ñaanal yàlla yërëm leen te xaare leen àjjana ñi nga xam ne jot nañ cee gaañu yal na yàlla fëgg seen bopp ñu jóg ak jàmm parce que violence moom nekkul loo xam ne nii dañ koy rafetlu nekkul loo xam ne dañ koy magnifier parce que fu mu jógee rek ñun dañ koy ñaawlu mu nekk loolu mais laax ñu gis kaddu yi nga xam ne moom la seen candidat di wax kaddu yi nga xam ne moom la seen yenn responsable yi di wax di ko teg ci kaw ki nga xam ne moom mooy deru Ousmane Sonko yu mel noonu ngeen yëkkati mu mel ni Ousmane Sonko dafa mel ni ku leen di tiital parce que bu ñu waxee yéen benn wax ngeen di wax Ousmane Sonko
ngeen baal ma ci kàddu yi yéen ñi nga xam ne yéen yéen a ànd ak Sonko Ousmane Sonko du waxkatu dëgg kàddu yooyu ngeen di yëkkati di ko teg ci kawam te boobu ba léegi Ousmane Sonko argument bu mu wax lu mu yëkkati teg ko danaan leen vérifier leen bu fekkee amul ngeen tëj ma te xam nañ leen aussi ci foofu noonu yéen ngeen nekk côté boo xam ne du ngeen ci baale parce que le cas Khalifa Sall fekk nañu fi ak le cas Karim Wade. Man de li nga wax léegi dafa ma xaw a jaaxal sax parce que Sonko bu ne tëj leen ma. nga nekk candidat nekk député. am immunité parlementaire. ngay jàpp ngay wër ci kaw tali bi teggil Khalifa Sall di wër ci kaw mbedd bi naan tëj leen ma. waaw mais jaaral fi nga war a jaar il faut écrire l'Assemblée nationale. non nga leeral li nga Sonko dafa ne nañ dem seeti bu fekkee amuñ preuve ñu tëj ko. dégg naa li ngay wax bu baax de Sonko loolu lay réclamé wu. day victimiser wu. te fi mu nekk nii fu ñu toll du foofu campagne électorale lañ nekk. ñu ngi campagne le 24 février yàggatul 3 jours la. dans 3 jours. nañ dem buñ paree nag la nga xam ne moom digganteem la ak justice. moom mu réglé ko ak justice. parce que nag la justice est indépendante. jàppuñ fi kenn tëj loolu waxi kese la rek. yow mii yaa ngi dox ak sa liberté parce que tout muñ ne da nga jël xaalis miskin dem jëndee ji xaalis dugub dem jëndee ji ko gerte wala jëndee ji ko diwlin. mais ba léegi nekkuma député boo xamante ne dañ maa tëj ma nekk député ma am immunité parlementaire cour CEDEAO yi lépp atte en ma faveur ñu jël ko teg ci suñu tànk non parce que la Gorel foofu moom bëgguma nga xuus parce que xam nga ne yoon nu mu ko attee dafa leer ñoom xam nañ seen jëmm bopp ne yoon teguwu ci benn virgule te yoon nekkutu fi pour kenn mais ki nga tudd noonu léegi di ko méngale ak Macky Sall laa ne Macky Sall sax du moroom Ousmane Sonko xam nga man Macky Sonko kan laa koy yemaleel au niveau de Fatick ay Matar Ba ay Cheikh Kanté parce que ñooñu sax ñoo ko ëpp doole ñoo ko ëpp buzz dama la bu wax loolu peut-être la Sonko peut-être non mais Sonko ne sera même pas deuxième peut-être troisième ou quatrième. waxoon ngeen ñu 5 candidats. yaa ngi comprendre ñu nekk 5 candidats. waaw yéen a ngi avancé ay pourcentage ministre keroog avancé na ay pourcentage premier ministre avancé na ay pourcentage Macky Sall avancé na ay pourcentage tey yow yaa ngi ñuy wax naan ñu Sonko yaa ngi ñuy jox sax presque ordre bi nee nga ñu Sonko du doon sax deuxième lan ngeen pare. waaw liñ pare mooy ñun dañoo wóolu suñu bopp. te kenn du dem ci guerre naan su ma demee dañ may rey wala damay daal. voilà kon ñun dañoo wóolu suñu bopp. dañoo wóolu ne majorité bi ñun lañ àndal. dañoo wóolu ne suñu candidat c'est le bon choix. dañoo wóolu ne suñu candidat liggéeyal na askan bi. dañoo wóolu ne suñu candidat li nga xam ne sénégalais ñu ngi ko doon xaar ci un président de la république. mu ngi ci di ko dox suba ngoon guddeeg bëccëg. looloo tax ñu xam ne buñ demee le 24 février les sénégalais dinañ ñu reconduiraat incha allahu rabi am nañ ci xel mu rafet te am nañ ci njort mu rafet. léegi laax ñu ñëw ci li nga xam ne loolu moom seen xalaat la rek yéen waa coalition Benno Bokk Yaakaar et puis sénégalais yi ñoom ñooy décider ci loolu léegi ñu ñëw ci beneen question boo xam ne actualité la ñu gis ki nga xam ne moom mooy son excellence le président Abdoulaye Wade mu ñëw Sénégal bi mu ñëwee Sénégal def ay attaques yoo xamante ne nii ay attaques yu virulentes la à l'endroit du président Macky Sall bi mu jógee foofu mu escorté sénégalais yi à ce que ñu taal seen ay pièces d'identité bañ a voté ji mu ne déedéet sax loolu day yomb mais nañ taal li nga xam ne moom mooy bureau de vote yi nañ jël li nga xam ne moom mooy PV yi ñu xotti ko saccage bureau de vote yi yow loolu ban réponse nga ci am. man réponse bu simple laa ci am man xam naa ne suñu maam. dafa namoon doxantu namoon marche bleue et puis loolu man foofu laa ko jàppee dafa namoon doxantu namoon marche bleue namoon sénégalais yi te effectivement dañu koy nangul waaye nag kaddu yi mu yëkkati dama koy ñaawlu en tant que un ancien chef d'état te bi mu demee aussi def ko. toogaan na waxtaan ak ngegenaayam ba leer na mën a tey jii ne tey boo ko doon waxloo sax du moom mooy ki koy wax parce que xam na ne li mu wax kilifa du ko wax mag du ko wax surtout na nga jiite réew nekkoon président de la république xam ni institution yi di doxee ngay taxaw naan maa ngi lem leen lakk ji ay bulletin wala def ngeen leneen yaakaar naa ne njuumte la te mag la dañ koy baal waaw. laax est-ce que nekkul Abdoulaye dafa ñiñ parce que imaginez nga am sa doom ak ni doom neexee ñu tëj ko privé ko de tous ses droits exilé ko est-ce que nekkul le cœur d'Abdoulaye Wade moom moo wax. waaw mais loolu moom képp kuy doomu aadama. ngay nit un être humain. lépp luy sa mbokk lu ko dal ci lu métti dalay métti. rawati nag koo xam ne da nga ko jur sa doom muy sa doom. dañ koy masawu mais di xam ne nag yoon aussi nekku fi pour ma sàmba wala pour ma demba bu fekkee ne yoon def na liggéeyam na bàyyi di yoon def liggéeyam moom ñaata yoon lañ ko tëj te teewul tey jaar na fi ba nekk président de la république. mais nañ bàyyi yoon mu def liggéeyam bés bu ko yoon bàyyee setal ko mu ñëw delsi
laaj bu fekkee dafa laaj bëgg a laaj baat askan wi ñu jox ko man yaakaar naa looloo gën a rafet que nga ne kut koo kut tey sama doom day nekk président de la république te Ablaye Wade ci tànk yooyu lay dox te looloo ko sonal waaw. laax ñu dellusiwaat en arrière tuuti parce que gis nañ au début ngeen commencé li nga xam ne moom mooy reddition des comptes ñëw ci li nga xam ne moom mooy restriction de l'enrichissement illicite di jàpp ay gars di tëj président ne du baal kenn seen candidat ñu dem ba ci digg bi mu daganal li nga xam ne moom moo ko bañoon muy transhumance ñu gis léegi APR lépp loo xamante ne mu ngi woon ci régime Wade gis nañ rallié na buñ doon lim xam naa ne après élection yi la ñuy pare macha allah parce que bari nañ ñu gis ne loo xam ne da ngeen ko bañoon moom ngeen daganal duñ làq kenn commencé ngeen làq ay nit la patrie avant le parti gis nañ ne loolu damatul du ma weesu 25 ministres gis nañ ne loolu weesu ngeen ko sama rakk du ma ko jox dara liñ doon bañal Abdoulaye ci Karim Wade ñu gisaat ne loolu yëpp bañal ngeen ko ki nga nangul ngeen ko ki nga xam ne moom mooy Macky Sall yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak moom tey buñ la taxawoon fàttali la loolu noonu yëpp yow lan mooy doon sa réponse bon man li ma ci wax rek mooy transhumance moo boobu dafa xaw a garaaw ci politique mais nga toog am un programme yow nga nekk un candidat nga dem uti parrainage ña nga xam ne ñoo la waroon parrainer motaloo parrainage ci kaw loolu ngeen ne man kat Gorel mii gis naa ne programme bi ma yor xaw na méngoog bësam xaaral ma dem jàppale ko loolay parrainage loolay transhumance mais arrêtez-vous parce que nag nit ki nga xam ne tey moom nga gis ne mën nga ànd ak moom ci ay gis-gis mais librement war nga mun a dem ànd ak moom loolu moo fi nekk mais kon bu doon transhumance am na ci opposition bi Karim Wade naka lañ koy waxeeti Khalifa Sall demul jàppale ji kii Idrissa Seck. mais ñoom ñoo àndoon ci élection législative mais am na ñeneen ak ñeneen ñu ànd ak Abdoul Mbaye. waaw demul jàppale ji Idrissa Seck. waaw l'autre là le gars de Thiès là kii Sall. République des valeurs. demul jàppale ji Idrissa Seck. kon transhumance loolay transhumance mais ku ci nekk am nga koo xam ne candidat bi nga xam ne sa programme xaw na niroog moom. ñi ànd ak ñun ñëpp. dañoo jàpp ne le président de la République Macky Sall mu ngi liggéey nañ ko may mu continuer looloo tax ñu ànd ak moom. xam nga lan mooy différence bi entre ñi jógee ci opposition bi dem ci opposition bi ak ñi jóge ci opposition bi ñëw ci pouvoir bi parce que ñi jóge ci opposition bi ñun njortu nañ ne mën nañ njortu ne am na ay deal mais ci kaw ñu yor réew bi mais ñii njortu nañ ne mun na am échange d'argent am na ci mun nañ njortu ne am na leneen ak leneen ak leneen loolu moom mooy différence bi ku ci mel ni Souleymane Ndéné Ndiaye dafa ne woon ànd ak fekki nguur gi ñu fusillé la moom moo ko gën ku ci mel ni Aïssata Tall Sall moom moo tudde woon ki nga xam ne moom mooy PS un parti saucisson ñëw na fekk si ko parce que moom moo ne woon xalaatul li nga xam ne moom mooy élection présidentielle am sans pour autant PS am candidat ñooñu tey dañoo dellu si waat ci seen ay kàddu loolu moom moo doon li nga xam ne moom moo choqué opinion bi. waaw mais dama ne deal boobu ngay wax moo ci amoon parce que yow mi ñëw dem ci man ne da maa bëgg a jàppale xëy na dinañ waxtaan ci ay kàddu quand même du xaalis. parce que bu dee xaalis ñooñu man ña ma gis ne ñëw nañ ànd ak Macky tey du xaalis moo tax ñu ànd ak Macky. mais dañoo gis ne le président de la République mu ngi ci tànk yoo xam ne mu ngi ci tànk defar réew mi ci loolu lañ ànd ak moom parce que ñooñu tey ay anciens ministres nga ci. am nañ teraanga am nañ seen lépp. donc moo boobu noonu xaalis boobu noonu ngay wax mais ñi dem ci opposition bi. ils ont signé avec le leader ba fa nekk xañ na partage du pouvoir wala leneen on ne sait pas. donc loolu ñoom ñoo ko waxtaanee bañ koy waxtaanee xañ na ñun fekkee wuñ ko te li nga wax dafa leer da nga ne njort nga ci am. donc ñun nangul la sa njort boobu noonu. mais li ma la mun ci wax daal mooy man de président de la république ànd bi ma ànd ak moom ànd dëggu la te gëm naa ne ñi ànd ak moom ñëpp dañoo gis ne kii c'est le bon choix te mu ngi liggéey réew mi. d'accord ba léegi ñu concédé la loolu noonu laax ñu dellu ci li nga xam ne moom mooy gën a local muy politique u Daaru Salaam ñu seetlu Daaru Salaam yéen da ngeen di xeexoo da ngeen di xuloo rek lan mooy seen problème yéen waa Daaru Salaam. bon ñun Daaru Salaam dëgg neex yàlla dañoo toog ak président de la république mu recevoir ñu man maa réglé woon audience boobu toog ak 5 femmes coordinatrices ñu toog ak le président de la république mu toog ne ma man yéen Daaru Salaam bu quartier yëpp meloon ni yéen su ma tëree damay nelaw lii de président moo ñu ko wax. yàlla dogal na nag amuñ benn ndomba tànk ba Macky Sall faloo ba léegi amuñ koo xam ne si ñun Macky def na ko député amul ci ku ñun ku mu def PCA amul ci ñun ku mu def DG. donc damay profité ci occasion bi di ko ñaan moom président mu su luy weesoo mu gën ñoo bàyyi xel gën ñoo dooleel parce que Daaru Salaam quartier bu mag la ba émetteur ci Daaru Salaam la bokk mais yàlla dogal na amuñ ndomba tànk yooyu mais nag ñu ngi booloo ma ànd ak toute la jeunesse ñu nekk sama ginnaaw ñu ànd di liggéey. pour que rek président am ndam Daaru Salaam
ba lépp loo xam ne war nañ ko suñu diggante ak moom ñu def ko. léegi yéen à chaque fois yéen Darou Salam dañ leen di dégg ci yenn cooy Darou Salam amuñ lii Darou Salam amuñ lee moo tax ma bugg a xam lan mooy le mal de Darou Salam au sein de Darou Salam waxuma li ngeen waxtaan ak président mais yéen waa Darou Salam yéen waa Benno Bokk Yaakaar yi nekk Darou Salam lan mooy seen problème au fait parce que seetlu nañ sax seen installation comité électoral bi dafa am ay problème ah. c'est vrai li nga wax nii am na mais loolu du Darou Salam yëpp même au niveau national am na parce que ku ci nekk da ngay xëccoo yaakaar ne tey comité électoral bi su ma jiitee benn comité électoral maa ciy gën a fës wala lay ñëw ci man lay dal donc loolu dañ koy nangul ñenn ñi mais man mag laa tollootuma fu may xëccoo Darou Salam a des coordinatrices de comité ma fiy jaar di féliciter suñu xarit suñu tante suñu jigéen muy Ndew Ngom di gaynde ci parti bi di jàmbaar Darou Salam parce que tey képp kuy jigéen Darou Salam tey moom moo lay mobiliser moo leen di rassembler ma ànd ak moom ñu liggéey Darou Salam ñun on n'a pas de problème suñuy rakk nag bu ñu ñëwee ñun ay mag lañ amatul lu ñuy prouver président ñu waxtaan man ak moom ak Ndew Ngom ak Assou Dieng ñu ne nañ bàyyi xale yi ñu jiite comité électoral bi te vraiment ñaari xale rek ñoo no xëccoo mais loolu c'est pas méchant am na fu nekk mais yàlla dimbala ñu suturaal ñu ba ñun ñëpp ànd nañ di liggéey vraiment di dérouler suñu programme ci comité électoral bi ni mu waree. taxul ma yolomal question yi jarul nga may baab di citer sama yaay publiquement maire ñoo ngi lay nuyu di la siyaar mais ndax jarul nga ñuy baab di ko citer noonu aussi ñu del si ci question boo xam ne da lay concerner yow en personne tey Lakhlu est-ce que mën nañ xaar mu nekk candidat au maire. waaw je suis Fatick waa nekk doomu Fatick am lu ma liggéey ci parti bi am naa ci expérience sam papa nekkoon na fi conseiller municipal ci temps yu ndem si yàlla Macky Gassama yal na ko yàlla xaare ajana yàlla dogal na aussi tànk yooyu noonu ba may yegg si jaar fi nekk conseiller municipal entre 2009 et 2014 damay ñaan yàlla daal képp koo xam ne yàlla tànn na ko pour mu jiite Fatick rek en 2019 mu nekk koo xam ne ku bëgg Fatick lay doon ku pare pour jàppale askanu Fatick waaw. mën nañ xaar Lakhlu mu ànd ak beneen parti bu dul APR. bon man nag pour le moment dañoo yem ci élection présidentielle li ñu war a xalaat ak sama xalaat yëpp mooy nu ñuy def ba suñ candidat falu muy son excellence le président Macky Sall bu faloo nag leneen li ci des bu taxawee ñu xool ban taxawaay lañ ci am mais pour le moment daal tey sama xalaat ak sama xel ak sama yitte yëpp mooy nu may def ba sama candidat jëlaat réew mi ba toog li ci war nag li ci des yëpp buñ toogaatee dinañ xam nañ koy doxalee. laax boo amoon looy tàggoo lan lay doon. li may tàggoo daal mooy maa ngi remercier samay militants di remercier waa Darou Salam ñi nga xam ne tey lu ma doon ñoo ma ci jàppale en politique di remercier sama jigéen ñi ku ci mel ni tudd naa ko léegi Ndew Ngom Assou Dieng ñoom Amadou Diagne la jeunesse du nuyu tout le monde mais de nuyu aussi de passage tous les responsables politiques de Fatick di remercier aussi sama jigéen ñi nga xam ne gunge nañ ma ci émission bi muy ndaxte ak ñoom Marie Sarr di la remercier yow aussi yow mi nga xam ne yaay présenté émission bi ak waa Sen TV yëpp waa Sen TV. merci Laax ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi mu nekkoon seen émission spéciale édition spéciale campagne 2019 ñu nekk ci numéro bu njëkk bi tey ñu doon dalal ki nga xam ne moom mooy Lakhlu nekk suñu xarit nekk koo xam ne suñu dëkkandoo la nekk suñu grand la waaye aussi nekk koo xam ne ràññeeku na ci li nga xam ne moom mooy politique u Fatick nekk ci parti APR nii la ñuy demee nii lay doon seen télé la Sen TV nii lañ koy jàppee ba li nga xam ne mooy campagne bi di jeex incha allah dañ leen di jox rendez-vous rek di leen wax suba incha allah ak beneen invité ci représentant ñi nga xam ne ñoom ñooy candidats yi seen émission la édition spéciale campagne présidentielle 2019 gars yi présentation bi Gorel Ndiaye moom moo ci nekkoon caméra bi Waly moom moo ci nekkoon ak Amédine Nimjat réalisation bi Mouhamed Ndiaye moom moo ci nekkoon di leen jox rendez-vous ci seen beneen émission édition spéciale campagne 2019 jërëjëf mbokk yi. Sen TV ci kaw ci kanam. Salut tout le monde, moi c'est Fatmata Bintou Ndour, étudiante en licence 2 en journalisme et communication, l'Institut de management et de communication. Moi je suis Sen TV, alors vous aussi, faut suivre la Sen TV.
Yo yo, what's up? C'est moi Edmond Flow aka The Hitmaker, maa ngi ci biir Sen TV gars yi nekk leen ci biir. Salut tout le monde, moi c'est Fatoucha, je suis étudiante en marketing management et communication à Afi Business School. Donc moi je vous invite à suivre la Sen TV car Mokoya. Sen TV, informez-vous à temps réel.